yow tam bu ma ko pecc. boo doyul rek ma waxaat ko. waaw loolu waa bàyyi ba may waxaat. jikko ji lay doy na noo lay la ila la ñoo ngi ñaan dellu ñaan ñoo ngi bu baax asalaamaaleykum ñu ngi nuyu messieurs les représentants du maire de la commune de Yoff di nuyu monsieur Abdounar Mbengue le premier magistrat de la commune de Yoff noonu lañ ko mën a waxee tey
di nuyu sama xarit kon saltige ñu di lay nuyu bu président di wax nga ko lépp a ngi fi waaye jigéen ñi Jaraaf Séni Gueye maa ngi lay nuyu di la sargal waaye jigéen ñi newoon ñoom am nañu kersa jàkkaarloo ak yéen ma ne leen man bu ngeen ma woowee damay sawar ndax ñii samay xarit lañu dama yàgg ak ñoom kon bu ngeen ma woowee dañuy dégluwante ndax ñoom xam nañu man xam naa ñun ñëpp biir Yoff la ñu dëkk te ñun ñëpp ñu ngi ci ginnaaw Abdoulaye Diouf Sarr ñun ñëpp dañu koy falaat ba yóbbu ko assemblée nationale waxoon naa leen ko ci sama buntu kër kon Adjaratou Ndeye Touré yow ak sa mbooloo ñu ngi lay bàyyi nga jàkkaarloo ak waaye soxna si man soxna si tey laa tuddee bés bi muy sama yaay ju baax ji man faruma góor ñi tey soxna si laa ko tuddee tey kon Ndeye Marième gàcce ngalaama ñu ngi lay delloo sa wàccuwaay kon Ndeye Touré kàddu gaangoog yow ak ñi nga xam ne yéen a ànd mu ngoog. auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim bu ma sante yàlla julli ci yonent bu tedd bi sant samay ñaari waajur sant sama borom kër mi nga xam ne lépp moom la ndax bu ma amul woon avalam du ma mën a taxaw bay def yenn yi man may Ndeye Touré di présidente GIE daan doole de Yoff Ndëngaañ balaa maa wax dara balaa maa gërëm kenn man déjà sama GIE laay jëkk a gërëm parce que yàlla moo ma booleeg ñoom ñu déggal ma di dox ci samay waa fu ma leen awale ñu aw fa kon dama leen di ñaanal yàlla yal na leen yàlla fay bu loolu wéyee maa ngi nuyu autorités yi fi toog yëpp maa ngi nuyu maire bi ak délégation bi mu fi yebal yëpp maa ngi nuyu autorités religieuses yi ak coutumières yi fi toog yëpp di leen sant parce que nag oote rek ñu uy si la vraiment jar naa sant yàlla te lii dafa neex 7 heures du matin la ñu maire bi betteem xéewal 7 heures du matin la ñu Abdou Naar mii maire bi def lu bari ci ñun yal na ko yàlla fay Abdoulaye Diouf Sarr lépp lu mu sumb yal na ko yeggale si jàmm réalisation yii muy def ci Yoff gi yàlla na ko yeggale si jàmm ñuy ànd ak moom nag ba falaat ko ba mu yegg fa mu bëgg a yegg si darajay Nabil Moustapha man maa la wax loolu maa ngi nuyu coutumière yëpp di sant nag plus particulièrement jaraaf saltige Mamadou mi ndax saltige Mamadou depuis 2002 ba léegi moom moo ñu yor lépp lu ñuy dugg balaa ñu ko def danañu wax ak saltige Mamadou lépp lu mu ca mën dina ko ca def ba tey jii may wax ak yow biig nelawul ndax ñun tey lii lépp moom la moo indi chaise yi moo ñu utal lépp moo ñu ko defal moom saltige Mamadou yal na la yàlla fay yal na yàlla guddal sa fan mu ànd ak wér maa ngi nuyu monsieur Gora Diouf aussi wax dëgg yàlla suñu partenaire bu am solo la ndax moom it ba mu gisee suñu liggéey ba léegi bàyyiwuñu partenaire bu ne monsieur Gora Diouf mi utal nañu ko ak rakkam jële Omar Mar mu boole ma nag ak sama coordonnateur bi di El Hadj Sarr mu doxal ma lépp El Hadj Sarr it mënu ma ko fay yal na ko yàlla fay maa ngi gërëm Alioune Ndoye mi nga xam ne xam-xam bi nekk si ñun moo ko ci def Alioune Ndoye moo ñu jàngal tool yi ba tool yi ñun mënatuñu koo muñ bu ñu xëyee ñu ngi ci tool yi bu ñu gontee ñu ngi ci tool yi te lépp bëgg avancement rek te dañoo ñaan yàlla nag ci kantanu yàlla yal nañu toog ba kër gu am terrasse ñu teg fa table ba jigéen ñëpp dootuñu uti ci dara yàlla mën na ko yal nañu ko yàlla defal ñu ngi ñaan nag képp koo xam ne mën nañu jàppale mën a jàpp ci li ñuy def itam rek ubbil nañ la suñu bunte te tàllal nañ la suñu loxo maire bi nag yàlla def na mu ngi ci suñuy xol dinañu ko jàppale ba fa mu bëgg a yegg mu yegg fa yal na yàlla jàppale leen ñi fi toog ñëpp yal na yàlla fay leen xale yi yal na leen yàlla fay ndax ni ngeen ma déggalee ak ni ngeen may uyusee yal na leen yàlla fay jërë ngeen jëf. maire Ndeye Touré jërëjëf la su ngeen toogee fii tey ba ñëpp di leen gis moom la waaye nag gàcce ngalaama kon nag ñu ngi Omar Mar ñu ngeen jàpp ci du sax yoon li may def waaye ginnaaw daf ko ñaan ne dafa am benn contribution bu mu bëgg a apporter ngir lu ko tënk léegi
ñu may ko ñu door leen jox kàddu gi. waaw asalaamaaleykum liñ ci wax du bari ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Muhammad di gërëm képp ku fi teew di wax ne ñu ngi gërëm autorité administrative yi ak autorité coutumière yi di seede rek ne maire Ndeye Touré ak GIAM li ñu wax dëgg la parce que garab moom boo jëmbatee sax garab la tudd waaye bu la laa amal njëriñ fokk mu ami reen kon nag ku jàppoo ak ñoom jàppoo nga ci jàpp nga garab goo xamante ne dafa am ay reen te garab gu ami reen ci lañ yaakaare meññeenteef kon nag di profitoo ni ñu ngi may oon yi rek di sargal jigéen ñi ci seen bés bii waaye nag yàlla sargal na leen démb ndax tudde na leen suratul nisaa ba pare jëlaat Mariama tudde ko aw saar wax yonent bi ne yéenay ndey te ngeen seenu tur mooy ngeen ji li gën mooy jigéen muy mbaax si ngeen meññale seen ab ànd bi ba wane seen jëf yàlla nañu yàlla dimbali ba góor ñi comme ni ngeen ko waxee seen mébét ci étage yi ndugg mépp di jóge ci kër yi ndax seeni morom yi ci des te amuñu jëkkër ñu mën kaa dolli ko ngeen baal ñu wax. jërëjëf Omar jërëjëf Omar madame le maire tey bés bi suñuy bés la ñun ñoo ko moom buñ ñu ko joxee ñoo ko moom buñ ñu ko joxul ñoo ko moom kon ñun ñoo moom tey suñu bés te bés bi nag duñ ci def dara lu ñu naqadi tey lépp lu ñuy bégal ci kàttanu yàlla ci la ñuy dem dinañ ko kontaan dinañ ko kaf dinañ ko liggéey dinañu défendre lépp loo xam ne dañ koy teg jigéen ci lu metti dootuñu ko nangu kon on s'impose. Jaraaf saltige may jéggalu doon bëgg rek nga wàcc tuuti ndax sama micro mënta yegg si foofu nga sànni tuuti kàddu jàkkaarloog soxna yi nga xam ne danga cee yàgg sonn kon saltige ñu ngi lay xaar. ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di leen ziara di leen baalu ax di si jiital monsieur le maire ak délégation bi mu àndal di si teg jaraaf seen liggéey moom mi nga xam ne mooy jiite wàllu coutume bi fii di si teg autorité yi si kaw di si teg présidente Ndeye Touré ak waa GIE daan doole ñu ngi leen di nuyu di leen sargal ci le 8 mars bi nga xam ne yéen lañ ko cërale di leen ñaanal seen mbooloo bi yàlla na ko yàlla sàmm li ngeen ci mébét ci lu baax yëpp yàlla na ko yàlla def di leen encourager te di leen ñaanal yàlla ci taxawaay bu rafet bi ngeen def mooy fexe nekk benn di daan liggéey pour dimbali seeni borom kër loolu ñun ngeen koy defal parce que ñun góor ñi suñu dépense matatul fu ñu war a joxe junne 2000 francs lañ fay joxe li des yëpp yéen a koy mottali kon ñu dañu leen di ñaanal yàlla lii yàlla na ko yàlla sàmm ba li ngeen ci bëgg lu baax yëpp yàlla defal leen di leen ñaanal di leen encourager di leen wax ne ñu ngi seen disposition toujours parce que ñun Yoff moo ñu ñor te lu koy baaxal lépp lu koy baaxal rek ku ñu si oo ñu uyse la di sargal sama maire Abdou Naar di sama wëllëre di ko ñaanal yàlla moo kilifaam monsieur le maire Abdoulaye Diouf ak ñi mu àndal ñëpp li ñu mébét si Yoff yàlla ko yàlla mottali damay wax ne unanimité amul fépp kenn amu ko yàlla mi bind jaam yi sax amul unanimité am na ñu ne yàlla amul kon bu kenn sàkku unanimité li am solo
mooy booy def liggéey nga ànd ak ñi nga ko war a àndal la boo ko defee rek résultat am kon Abdou maa ngi lay ñaanal yàlla responsabilité yi nga xam ne monsieur le ministre maire teg na ko sa loxo ak équipe bi nga àndal yàlla ko yàlla ñoŋal te yàlla def si ndam di sàmm leen di ñaanal Jaraaf Séni yàlla na ko yàlla dimbali di sargalaale madame le maire Ndeye Marème di sama wóllëre tey jigéen ñi ñoo moome kon moom it ñu ngi ko siy sargal en tant que adjointe au maire waaw di ñaan yàlla nañu yàlla jàppale sàmmal ñu Yoff liñ si mébét yëpp si lu baax yàlla mottali ko yàlla ñu ko yàlla defal maa ngi leen di jéggalu di leen baalu àq di ñaan daal lii yàlla na ko yàlla saxal li ngeen si mébét si lu baax yàlla na ko yàlla def ba ñu dem ba ku si nekk yëg si boppam yàlla li ko yàlla defal si barke Seydina Mohamed allahumma salli ala Seydina Mohamed wa sallam. déglu dañu am ay gan ay kilifa te dafa laaj ñuy déglu ndax ñun ñoo leen woo le maire dafa fekk ne du wuy bii rek la war a wuyu si ndax waa Nord Foire a ngi koy xaar am na yeneen yoo xam ne dafa war a teew te temps bi daf ko xoj kon foog mu dem nii nga xam ne ñëwee nañ ko satisfaire jigéen ñi fi toog noonu la ñu war a demee satisfaire d'autres femmes kon monsieur le maire nous n'allons pas vous retenir longtemps dinañ la jox kàddu gi nga wax ci sa turu maire nga waxtaan ak jigéen ñi tuuti ñu daal di lay yeewi des ak ñi nga xam ne nag ñu ngi fi waaye gënaluñu nag danañ la ko may. maire bala ma la lay jox micro bi est-ce que gis nga lii gis nga ni lii c'est bien réfléchi gis nga monsieur le maire fii ci biir kon soo demee yóbbaaleel ñu ko maa ngi koy teg ci loxo ajaratu Ndeye Mariam. auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi nuyu ñi nekk ci tànt bi yëpp di nuyu kii xam ne moom la ñuy wax borom dëkk bi di Jaraaf Séni Gueye donc Jaraaf ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la sant ci liggéey bi xam ne yaa ngi koy liggéey ci Yoff parce que ñun comme ni nga wax kuy liggéey dëkk bi rek pour ñun ngay jàppale bu baax te xam nañ souvent du ñu def loo xam ne wump na la parce que lépp lu ñuy mébét wala ñu di ko def ci Yoff dinañ ñëw waxtaan ci ak yow ba pare donc ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu kilifa yi toog ci tànt bi yëpp nuyu imaam yi di nuyu ñëpp di nuyu mon ami et frère le saltigué Mamadou Mbeng di leen seedeel rek ne Mamadou kuy liggéey pour lu développer Yoff la mais di xamal nit ñi tamit ne Mamadou réerewul benn yoon ak waa mairie lépp lu muy def na ci waxtaan ak waa mairie dina ci waxtaan ak maire dina ci waxtaan ak man plus particulièrement te mën naa seede ne dama koy wax fu ma taw ne moom mosuma soxla boppam donc souvent bu lay wax rek soxla yi nit ñi la lay wax di leen seedeel ne dëkk bi dañu mën a yàqu trop loolu anduñu fi mais foog ma wax ci dara tuuti parce que souvent moom bu defee dara rek nit ñi dañ koy gis beneen bët naan moom ma ngi def loo xam ne maire yi moom la waroon def bu ñu amoon fukki moom ma dañ koy jël parce que lépp li muy def pour développer Yoff la te ñu nit pour développer Yoff moo ñu tax a jóg donc ñu xam ne réeroowul ak Abdoulaye Diouf Sarr
mu ngi waxtaan ak moom di déggoo moom di diisoo moom Ablaye di ko constaté si lu bëree bëri pour loo xam ne day développer dëkk bi donc saltige on vous remercie du nuyu ñi si tànt bi yëpp tey nag Ndeye Marème sax moo waroon wax parce que nee na ma waxal comme yëfi jigéen ñi la moom lañ waroon jox kàddu maire yi mais nee na ma sànq bu ñu dem boo demee rek mën nga jël di leen indil yóbbante Ablaye Diouf Sarr wax fa dëgg yàlla tey bu fi nekkoon nekk Dakar fii kenn du ko fi jiit parce que moo ma yee comme ni ko madame soxna si waxe sànq Ndeye Touré ne maa ko suba teel parce que ministre moo ma oo suba teel moom it ne ma oo leen rapidement yu ñëw mairie nga jox leen li leen war a jox te bu ngoonee ngeen def délégation dem fa parce que su ma fi nekkoon kenn du ma fa jiit di leen wax ne li mu leen doon jàppale nee ne loolu da siy nekkaat ba tey firnde bi maa leen koy wax sànq parce que entrepreneur bi muy defar terrain bi dafa ñaan ministre ne ko bëgguma benn obstacle am fa na fa ñëpp jóge ma commencé liggéey jël samay responsabilité ministre ne ko am na ñoo xam ne kat lu ma bëgg a defar Yoff lu ma bëgg a defar terrain football mënuma ko def bàyyi leen di leen fa génne donc loolu moo tax di leen wax ne rek dafa ne entrepreneur bi mën naa génne ñëpp terrain bi waaye jigéen ñi fa nekk di yëngu fa laa leen di bàyyi te gis naa ne boobu ba léegi mu leen fa bàyyi ngeen di liggéey neewoon na tamit lépp lu ngeen nekk mu ngi si bëgg na moom it xam nga ñun dañuy posé lépp lu mu nekk tamit ngeen nekk si ah waaw li may wax rek mooy Ndeye Marème wax na ko sànq soxna si wax na ko sànq soxna muumi ne yu mel nii dafa bari mais ki ngeen fi gis mooy seen autorité ab dëkk da ngeen di xam fi ñu jëm Yoff ku nekk na fi ji ma dugg ku nekk di leen ji ma wax ku nekk di leen wax jàppale leen ma mais jàppale leen seen doom moom ngeen dëkkal moom gis ngeen li muy def ci Yoff gis ngeen li muy réaliser ci Yoff Yoff actuellement mën nañu wax ne fépp en chantier la place bi ñu taxaw nii bu ñu ko yàlla mayee ba bu ngeen fee organiser di ngeen fi gis changement parce que am na fa projet boo xam ne léegi mu démarré donc kooku mu ngi def loo xam ne pour développer donc Yoff la te gis nañ ne mu ngi jàppale jigéen ñi bu baax a baax a baax bépp projet développement bu fi am Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi ci ji ma dugal loxoom donc ñu di leen ñaan ngeen jàppale ko bu baax ñu di leen sargal tamit bu baax a baax seen bés bi di leen ñaanal yàlla yokk ay xéewal yu bëree bëri tasaare ko ci Yoff ba ñëpp mën ci xéewlu donc ngeen baal ñu ci kàddu yi donc tamit comme ni ma ko waxee dañuy jéggalu rek xam naa retiré wu ndànk parce que ñeent yu mel nii mu ngi ñuy xaar te il faut ñu àgg ci bu ci nekk donc ñu leen sant di leen gërëm di leen wax daal ñu ngi seen ginnaaw waxoon na tamit financement yi xam ne donc mooy fi am fan yi dina leen oo ci GIE bi la jëkk a commencé pour jox leen seen financement ngeen mën a continuer seen liggéey ngeen baal ma wasalaam. Toute ta municipalité ngeen ñëw xool lii nga xam ne moom la jigéen ñii di liggéey kon monsieur kon Alassane dañu bëggoon nga gunge maire bi ak municipalité am ci lii nga xam ne moom mooy liggéeyu soxna yi. parce que li ñu bëgg mooy visibilité rek la ñu duggee woon cérémonie bi hein parce que les femmes ont travaillé dans l'ombre depuis quelques années léegi kon partant de cette journée monsieur le maire partant de cette journée dañu bëgg ngeen doon notre interprète vis-à-vis des autorités de ce pays Inch'Allah Rabbi. Hein? Voilà. Est-ce que vous écoulez les produits? Là-bas, au périmètre maraîcher. Mais à l'avenir, le projet en vue, moi, Secours sans frontières. Hein? Bon, on travaille en étroite collaboration avec Mamadou Faye. Hein? On est en connexion régulière, hein? Avec lui. Hein? Les projet un stand. Hein? Par exemple, marché Kermel 2, dañu bëgg mu doon Yoff. Hein? Inch'Allah, en face de la brioche dorée. Lolo, avec l'appui des autres. Nga xamné ñi ñoo né fofu.
parce que bientôt on va démarrer l'activité hein Inch'Allah. Oui, merci. Alassane ndax ko bu ñu ko tegul assemblée nationale du ñu tegg suñu tànk waxoon nañ ko ko waaye jigéen ñooñu bi ñu defee loolu ba pare vous me permettrez de vous dire que derrière chaque grande femme il y a de grands hommes waaye nag jigéen ñi nga xam ne tey ñooy jigéen ñi talaatay ndeer di liggéey boobu ba tey mu am ci koo xam ne lay maxtaar dinaa la ko seedeloo tey dafa yàgg sonn ci jigéen ñi jox leen seen disponibilité def seen générosité de cœur di leen jàppale ci poche di leen jàppale ci jot di leen jàppale ci lépp te musta wax musta ngaan te ku ne xam na caprice su jigéen waaye mu dëxin lépp téye ko te naan damaa bëgg jigéen ñi muy la saltige Mamadou Mbeng lay maxtaar lay newoon naa la jigéen boo ko defalee lu baax da koy sawar a wax su meree rek lay wax lu bon waaye lu baax da koy sawar a wax kon lay duñu la téye lu yàgg ndax suñu xol dafa sedd lii ñu am tey dafa jafe ndax man musuma laa gis waaye nag mënta ñàkk ñu jox la micro bii tey wa ilaa rek nga xool ki la neex ñu jox ko lépp ci sa ndigal nga daal di ñu koy sànni ñaanal ñu àgg ca kaw ca kanam